asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku sénégalais yi nga xamante ne xamante nañu ak ñi nga xamante ne xamantewuñu ak fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Amérique man la Njawar Diop sama mbokk yi nga xamante ne xam nañu ma bu baax xamee ma ci Serigne Saliou Diop Njawar. dama ñëwoon rek ngir def benn communication bu rapide ci par rapport ak pétition boobu nga xamante ne dugal naa ko ci sama profil di ci woo sénégalais yi ak africains yi ak américains yi nga xamante ne ñoo dëkk fii ci États-Unis pour partager ak ñoom benn histoire boo xamante ne daf ma dal. te li tax ma décidé ko def moo di man ak sama avocat waxtaan nañu ci ñu bëgg a yóbbu sama cas bi parce que c'est un cas très particulier xam naa dinaa ci revenir dans une autre vidéo en français pour que ñëpp xam li nga xamante ne moo xew Amérique ndax Amérique xam nañu ne dëkk bu mag la boo xamante ne xeet yëpp ñoom ñoo fi bokk dajaloo xeet yëpp ñoo fi dajaloo nit ñu ñuul ñi nit ñu weex ñi asiatique yi indien yi ñëpp ñoo bokk dajaloo ci biir Amérique di fi dund ngir opportunité bi nga xamante ne wax dëgg yàlla daf koy joxe te yombul nga gis ko feneen waaye yàlla dafa def dafa am ñoo xamante ne bëgguñu opportunité boobu ñeneen di ci jariñoo même bu fekkee ne sacrifice bi ñëpp ñoo koy defandoo ñooñu nga xamante ne ñoom la ñuy woowee raciste yi ak ñi nga xamante ne ñoom la ñuy woowee redneck ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee bigots yi mooy ñi nga xamante ne maanaam dañuy indi féewaloo ci xeet yi loolu duñu ko bëgg ba tax na stratégie bi nga xamante ne moom la ñu jël te doon ko def nit ñu ñuul ñi soqeekoo fii mooy fexe ba nga xamante ne képp ku nekk ci ñoom di nga am maanaam problème ak yoon boobu boo ko amee ñu yàq sa ay këyit pour def ci ne yow jubuloo maanaam lu bon ngay def lu ñaaw ngay def ba tax na loolu bu nekkee ci say këyit am na liggéey yoo xam ne doo ko sax xalaata wut ci àdduna bi dina am liggéey yoo xamante ne même ci biir Amérique bi doo ko xalaata def application pour am ko ndaxte soo ko defee bu ñu xoolee sa criminal record rek wala ñu xool ne da nga am ay problème ak yoon rek dañu lay dàq ñooñu nag ñoo bëri ci réew mi man nag fii laa jàngee ginnaaw bi ma jàngee Sénégal faculté des droits faculté de sciences politiques donc jàng naa science politique ñëw naa fi aussi am naa fi bachelor ci wàllu woowu am ko aussi ci languages muy làkk yi di italien français dégg nga ak espagnol di liggéey aussi fii comme journaliste li xew nag moom mooy le 4 juin 2013 ma bëgg ñu jàpp date bi bu baax parce que dama bëgg leeral ñi nga xamante ne gis nañ pétition bi te xëy na seen anglais leerul ma bëgg leen wax exactement li nga xamante ne moom moo nekk ci pétition bi di wax justice for Njawar Diop nurse Njawar Diop mooy dañuy woote justice boo xam ne dañu koy laaj pour mu leer jëmale ko ci infirmier boobu ñuy woowee Njawar Diop man nag maa ngi dëkk Amérique depuis 2002 janvier 2002 laa ñëw Amérique ginnaaw bu ma jaaree Italie te loolu la ma fa bàyyi woon moo doon sport laa doon def athlète laa woon doon fa daw ci benn club bu ñuy woowee CUS Torino Centro Universitario Sportivo di Torino ginnaaw gi nag la ñu ma may bourse ba ñëw Amérique di fi jàng di daw ba bi ma paree sama jàng laa xam ne réew mi dafa am ay réalité te comme que aw ma moyen pour dem jàng pour nekk avocat ndax boobu yor naa sama soxna ak samay ñaari doom yu fi juddu ci laa décidé dem jàng pour nekk infirmier donc ça fait maintenant 12 ans maa ngi liggéey ak California Department of Correction and Rehabilitation moom mooy département bi nekk ci état Californie bi nga xam ne lépp lu jëm ci mbirum prisonniers yi ñoom ñoo koy yore ma fay liggéey nag comme infirmier ci benn unité bu ñu woowee yard C mooy maanaam unité C rek dafa amoon dafa doy waar ndaxte ñi fa nekk mooy ñi nga xamante ne dañ leen a tëj prison ay at yu bare am na ci ñu bari ñoo xamante ne tamit
dañ leen fa tëj kaso pour que ñoom ñu def fa maanaam li des seen dund fa lañ koy jeexalee daanaka kër la ci ñoom. am ñu bëri ci ñoo xamante ne dañoo am ay diabète ak yu demee noonu man nag ci sama wàllu liggéey ci laa amee benn prisonnier boo xamante ne bu doy waar boo xam ne dafa sonaloon ñëpp te après laa ko xam ginnaaw sama accident bi ma am ak moom ci laa ko xam. léegi nag ci liggéeyukaay bi dañu ne comme que ñun ñu ngi ci benn néeg boo xamante ne dafa am benn palanteer buy ubbeeku foofu la ñuy defalee jokkalante bi ak ñoom liggéeyukaay bi daf ne ñun bu ñu jëree seringue bi dañu koy préparer ba pare daal di leen koy jox ñoom pour que ñoom ñu pikiir seen bopp fu leen neex ci seen yaram daal di dindi li nga xamante ne moom mooy aiguille bi def ko ci benn kopp daal di ñu koy delloo bu ñu ko delloo ñun ci lañ koy jëlee def ko ci benn boîte boo xamante ne moom la ñuy wax sharp container. li xew nag mooy prisonnier bi mu ngi tudd George Philpott li mu def mooy moom dafa pikiir boppam ba pare moment man bi ma toogee di bind li nga xamante ne mooy numéro sucre maanaam le taux de sucre bi mu am ci yaramam ci la jëlee kii bi dindiwul dara mu jël affaire bi rek dugal ko ci biir porte bi affaire bi jëm ci sama jëm ci sama kaw ci laa siggee parce que c'est une réaction instinctive ci la ma jamee gis nga ba tey jii may wax ak yow am na benn kii bu ñuul boo xam ne moom ngay gis fii ci sama loxo bi ci la aiguille bi dugg sama loxo bi sar ba yegg parce que bu fekkoon ne jam bu ndaw la sax mën na am heure bi deñ na waaye pour wan leen ne jam bu sérieux la aiguille bi dafa dugg sama loxo bi ba ci biir bi mu paree mu ne ma dangay am hépatite C waaye doo am malaria comme en Afrique loolu la ma wax bi mu ma waxee loolu nag ci la ñu poussé bouton bi maa ngi nekk ak sama yeneen ñaari infirmier yoo xam ne ku ci nekk yaa ngi nekk ci sa palanteer di faj rang woo xamante ne ay prisonniers ñoo fa nekk. léegi nag li xew mooy moom bi mu demee loolu ba pare wax ma loolu ci la ñu poussé bouton bi de sécurité boo xam ne boo ko bësee rek garde pénitentiaire yi dañuy daw si ci la ñu daw si moom ñu jàpp ko chaîné ko mu ne defuma dara man boobu maa ngi commencé paniquer. ndax man xam naa maa ngi faj xam naa ñi ëpp ci prisonniers yi ci biir foofu noonu dañoo amee sida mooy HIV dañoo amee hépatite C ak yeneeni feebar yoo xamante ne ci deret lay nekk maanaam virus la boobu maa ngi tiit di xalaat sama njaboot maa ngi tiit di xalaat sama famille ndax moom nee na ma moom ci boppam parce que man moom xam na ne dafa am hépatite C mu ne ma loolu laay am ndax moom jam na ko ba pare ma daal di tiit nag boobu maa ngi paniqué xamatuma sax fu ma nekk sama xarit bi ne ma sama ki may liggéeyal mooy sama coworker bi ne ma puusal deret bi ci sa loxo bi pour mu génn bul bàyyi mu dugg sa circulation bi parce que boobu la virus bi di dugg ci sa biir yaram ci la ñu commencé nag di puus deret bi mu commencé nag di këpp fi ñu toog deret bi këpp foofu yëpp man xamatuma sax fu ma nekk parce que mënatuma la nettali exactement lan moo xew foofu parce que j'étais dans un autre monde ci la ñu ma jëlee yóbbu ma dem ci ñu yóbbu ma hôpital daal ñu faji ma bi ma demee foofu bala may dem foofu nag nee nañu ma jox nañu ma benn këyit loolu détail yooyu mënu ma ko rappeler wu sax carrément ba fi may wax ak yow mënu ma xam ndax man dañ maa yóbbu wala maa yóbbu sama bopp tellement j'étais nekkatuma fi woon maa ngi tiit sama kër a ngi pompé maa ngi jaaxle xam naa ne daal ba ma yeggee ci docteur ba comme que feebar yooyu dafa bëri moom daf ne ma amuñu benn garab boo xam ne day am prévention pour hépatite waaye comme que sida dafa bëri biir prison dinañ la jox garab boo xamante ni nii dina la dimbali ci bu fekkee ne infection bi waa ji dafa am sida bu ko defee yow dina la mën a dimbali ci la ñu ma joxee ne caméra bi ci la ma commencé woon jox garab ji gis nga lii nii maa ngi génne information yi këyit bay nekk nii léegi garab gii lañ ma doon jox xam naa bu ñàkkulee koo xam ne infirmier nga wala docteur nga gis vidéo bi di nga xam ne Caletra la ñu ma jox ne ma naan benn suba ak benn ngoon pendant 10 jours dégg nga mu ngi nii léegi ñu ne ma aussi naa jël Truvada beneen garab la boo xamante ne pour loolu la ñu jox ma ko ne naa ko jël benn yoon par jour ba mu mat fukki fan
joxaat ma garab gii nga xamante ne moom la ñu wax ondansetron ñu jox ma ko aussi naa ko jël pour affaire wàccu la maanaam boo naree wàccoog yu demee noonu ndax garab gi dafa fort bi loolu xewee nag ci la ñu ma commencé ne ma dañu may defal benn traitement chaque 6 mois chaque 3 semaines après 6 mois après 1 an damay ñëw daal ñuy jël sama deret maanaam di xool ndax dama am benn feebar. dama leen bëgg a prescription bi nga xamante ne moom la docteur bi def ci loolu mu ngi nii gis nga moom ngeen gis fii ñu ne recommended follow up testing at 6 weeks 6 months and 12 months. daanaka toog nañu temps bu bari boo xamante ne nii damay dem hôpital ak stress bi ma yore woon yëpp ak treatment yëpp daal ba ñu may seet di may seet ba gis ne daal wax dëgg yàlla doomu jàngoro yooyu bu nekkoon ci man génn na. ñu ne kon boog mën ngaa dellu liggéey ci laa tàmbalee di dellu di liggéey léegi bi mu matee ñeenti at parce que lii may wax nii mu ngi am le 4 juin 2013 bi mu amee ñeenti at ak genn wàll mooy mois d'octobre ñeenti at ak ñeenti weer muy mois d'octobre 2017 ci la benn officier spécialisé bu ñu yónni mu ñëw ci man fekk ma ci liggéeyukaay bi à 4 heures du matin mu ne ma moom mu ngi tudd nag Kevin Oden la tudd jàppaleen tur bi ndax tur yi may wax ni yëpp day dellu si waat mu ñëw ne ma dañuy def investigation ci incident bi nga xamante ne moom moo la daloon en 2013 ndax dañoo jàpp ni da nga koo def pour xaalis waaye prisonnier bi nee na gaañu la te sa superviseur nee na yow yaa ko wax ne ko yow yaa gaañ sa bopp ba moom këyit bii la génne wan këyit bii ma bëgg ngeen xool këyit bi bu baax a baax ndax këyit bi def nañu ci man fi may liggéeyee ba pare def ci sama turu superviseur mu bind fii employee accidentally poke his right index finger with a dirty needle mooy maanaam employé bi moom dafa gaañ boppam moo gaañ boppam ci baaraamu joxoñukaay bi ci loxo ndijoor bi ak benn seringue boo xam ne dafa salte mooy maanaam kenn pikiiroo na ko ba pare mu daal di koy signé gis ngeen date bi mu daal di koy signé waaye man li ma jaaxal ci këyit gi mooy këyit gi amul tur fii nga xam ne la ñu waroon bind sama tur dara newu fi gis ngeen ko nii amul tur mu ne xëy na këyit bi après la ñu ko defar wala këyit gi sax joxoon nañ ma ko taman gisuma ko parce que man lii bu ma ko gisoon du ma ko yóbbu hôpital waaye comme que boobu ànduma ak sama xel ndax maa ngi jaaxle ci feebar bu ma mën a am munuma wax ndax moom joxoon na ma këyit gii bi may dem hôpital munuma xam ndax këyit gii nii après la ñu ko defar mais suspicion yi mooy loolu ma ne leen man de fii may liggéeyee su ma bëggee defar xaalis bu gën a bëri dinaa ko defar ndax man overtime yi mooy maanaam dañ lay def nga liggéey temps supplémentaire par force donc quel que soit alpha da ngay gagné xaalis parce que boo liggéey dañ lay fay lu ko ëpp kon man lan laay defee yu ñàkk fayda yi mu ne ma de toute façon loolu la ñu kii te fu mu toll nii dañ lay yóbbu tribunal pour fraude man ma minimiser affaire bi parce que xam naa ne amul benn base amul fenn fu ma bind ne man maa gaañ sama bopp man kese amul kenn ku ma waxal ne la man maa gaañ sama bopp man kese voilà pour ma wàññi mbir mi détails yi rek ci la ñu ma yóbboo tribunal ci la après 4 mois maanaam bi mu ma amee 4 ans ak 4 mois la ñu ma def interview boobu 3 mois après ma ñëw nekk sama liggéeyukaay même waa ji officier bi Kevin Oden moom moo ñëw ci man fekk ma sama liggéeyukaay mu daal di may wan benn arrest warrant mooy loo xam ne tribunal moo koy joxe ne jàpp leen waa ji ngeen yóbbu ko ci juge parce que dañ koy poursuivre bi mu fa fekkee ci la ma wan këyit bii nii daal di may jàpp yóbbu ma menotté ma jàpp ma yóbbu ma lii lañ koo signé gis nga mu ngi nii ñu ne ubbi nañu benn cas boo xamante ne daal man daal état Californie mu ngi may topp ci fraude nañu ma jàpp waaye man bi ma xoolee këyit gi après mooy laa gis ne moom lii ngeen di gis nii moom mooy le 4
le 4 juin 2014 te pourtant incident bi le 4 juin 2013 la moom nag comme que affaire bi dafa yàgg ba am 4 ans ak 6 mois mu falsifier document bi pour que bëgg ñu jàpp ma parce que bu fekkoon ne sax maa ko def laa la wax de bu fekkoon sax maa ko def temps bi jàll na lu yàgg mais man li ma jaaxal mooy lu tax moom muy falsifier document bii nii gis nga fii mu ne on June 4th 2014 Jobe reported an industrial injury mu ngi nii gis ngeen ko mu falsifier ko pour que juge bi mën koo jox maanaam gis nga mu signé ko pour que juge bi mën koo jox droit moom mu ñëw daal di may jàpp yóbbu ma ci kanamu juge. benn première falsification na ngeen jàpp tur bi bu baax Kevin Oden la tudd man nag bi ñu ma yóbboo ci juge bi ñu ma arrêté ci le 12 janvier 2018 yóbbu ma ci juge bi ci saasi la ma juge bi bàyyi li ñuy wax release on OR on reconnaissance ci lañ ma bàyyee mooy maam xam nañ ne am naa fi ay bien xam naa ne fii laa yore ay famille daw ma amul risque daw donc mu ne ma nañ ma bàyyi ma dem waaye bu leen neexoon mu ne nañu ma téye kaso may jaabante tribunal ba ñu jugé ma ci mbir mi waaye juge bi nee nañu ma bàyyi ma dem ñibbi ci lañ ma bàyyi ma dem ñibbi léegi nag li ma bëgg a expliquer mooy fi ma yaakaaree ne ndëngte am na te réew mi ay saay-saay yoo xamante ne yu weex ñoo fi nekk ñoo xamante ne seen objectif mooy éliminer le maximum de noirs pour que du ñu am maanaam ay rêve yu ñuy am ci réew mi loolu mooy benn par benn la ñu koy seet ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp nit ñi des fois dañ leen di indil ay cas yoo xam ne ay kaawu tubaab la ñu xool ko rek bàyyi mu jàll mais bu dee kaawu nit ku ñuul la dañ ciy sawar parce que dañuy xam ne boo demee tribunal nga fexe ba justifier culpabilité nit ku ñuul dafa yomb parce que dañuy xeex nit ñu ñuul ñi à tous les niveaux nit ñu ñuul ñi juddoo ci réew mi nag dañ leen a xeex ba ñoom dañoo give up maanaam nangootuñu xeex léegi bi ñu demee ci jox nañu ma sax ay deal ne ma da ngay nangu ne da nga def fraude bu ko defee ñu wàññi affaire bi bu ko defee ñu bàyyi la nangam sangam te man sama kaawu accident bi mu ngi woon tribunal du travail donc xëy na mënul ñàkk aw ma ci benn information parce que amoon naa avocat xëy na mënul ñàkk ne cas boobu noonu kaawu xaalis la parce que accident de travail am na ay compensation yoo xam ne xëy na war nañ la ko mën a fay ci gaañu boo am ak traumatisme bu ñu la teg xëy na ñàkkul loolu la ñu bëggoon a éviter sama xalaat moo tax plusieurs fois bi ñu waree dem tribunalu accident du travail ñoom dañ ko report entre temps nag la ñu may yóbbu fii nii ci tribunal moo tax ma ne affaire bi affaire u xaalis la bi ñu ma joxee dil yooyu yëpp ma bañ ko ci la ñu dem nag léegi ci li ngay xam ne moom la ñuy woowee trial bi ñu demee trial dañoo jël cas bi jox ko benn juge boo xamante ne moom 11 mois la am en tant que expérience juge bu bees la mu ngi tudd Timothy John Hollenhorst moom bi ñu ko joxee cas bi ba ñu def sélection jury bi parce que Amérique 12 nit la ñuy tànn ne leen yéenay toog déglu histoire bi après ngeen jël seeni décision waaye li ñu war a xam mooy Amérique bii li ëpp ci jury bi buñ koy tànn ay tubaab la ñuy tànn xam nañu ne Amérique c'est tellement racial que ni procureur bi toujours day fexe moom ñi muy tànn doon ay tubaab surtout bu dee nit ku ñuul la bu gisee benn nit ku ñuul sax bu nekk ci ñooñu day fexe ba jële ko fa dàq ko pour remplacer ko ak ay tubaab parce que li ëpp ci tubaab yi ci réew mii nii surtout ci jamono ju ñu toll nii gis ngeen li fi xew ak président bi fi mujj mooy genn wàllu Amérique daanaka 89 dañoo voté ci programme boo xamante ne ci li mu ko teg mooy lu doy waar la ko teg yéen ñëpp xam ngeen ko jaruñu leen koy nettali ñoom noonu la ñuy fexee tànn jury bi nag bi ñu leen tànnee ba pare man ma war a defar sama ligne de défense juge boobu daf ma am loo xam ne ni autorisé wu ma ko léegi dama leen di won benn document boo xamante ne ci tribunal ci kii ba la jógee sama liggéeykaay pour wan leen ne prisonnier bi dafa yàgg terroriser ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykat ya fa nekk doon ay pénitencier wala ñu doon tamit ak ay infirmier gis ngeen li ngeen di gis nii
ñii ñu bind ak bic ay infirmière lañu. ñeneen ñi ci des ñëpp ay officier correctional officer yoo xamante ne ñoom ñoo bind ay maanaam ay report pour wane maanaam saay-saayu inmate bii nga xamante prisonnier bi nga xam ne moo tudd George Philpott. yooyu yëpp lu mat 6 man nag bi ñu demee tribunal dama bëggoon a woo ñii juróom benn yi dama leen a bëggoon woo parce que ñi ëpp ci ñoom ay américain lañu ay tubaab lañu ay hispanique lañu mooy maanaam ay mexicain wala ay genre yooyu. juge bi ne ma ñii ñëpp mënuma leen woo nee na ma ñii mënuma leen woo ñu témoigner parce que ñi ci ëpp duñu ay infirmier donc duñu leen woo. man sama intention mooy wane ne waa ji moo ma gaañ te avant mu may gaañ am na ay ñu bëri ñoo xamante ne indil nañ ko ay problème te man tamit même ba ma fa jógee bi sama gaañu bi jàllee moom ci wàllu boppam lii yëpp def na ko fi ci ay njombe ci jotee ak ay pénitencier ak ay infirmier def leen loo xamante ne niñ ko mën a définir mooy rule violation. juge bi bañ d'accordul lu dul bàyyi ma utiliser kenn ci ñooñu koo xamante ne infirmière la mais waa Sierra Leone la nga xam ne daa am accent comme man daa nuru comme man bu ko defee jury bi bu ñu dégloo sax kooku di wax mën nañ ko bañ a gëm ndax dañu naan waa Afrique lay défendre yaa ngi dégg mais ñeneen ñëpp dafa bañ ne du ma leen utiliser. donc kenn laa amoon ku ma mënoon a woo pour mu wane caractère prisonnier bi mooy ndaw soosu noonu yaa ngi dégg. ñaar ñu woo sama liggéey ki ma doon liggéeyal te dendeeg moom mu tudd nurse Tabout mooy infirmier Tabout c'est un Camerounais moom moo ma doon puusal deret bi sama loxo pour ma bañ a am infection. kooku ñëw expliquer exactement ci këyit bi moo nekk ci pétition bi que ni moom gis na ne inmate bi moo jël seringue bi di ma ko jéem a jam ba pare jam ma ko ci loxo te jam-jam boobu mu def c'était intentionnel ndaxte dégg na ko avant ñuy échangeante ma koy jox needle bi ma koy jox seringue bi mu mer di wax lu bon di ma saaga ak di ma kii parce que prisonniers yi dañuy saaga tout le temps quoi dañuy wax ay wax yu ñaaw surtout boo amee accent. moom wax témoigné na loolu ñu woo correctional officer bi nga xamante ne moom moo ñëw jàpp waa ji mënate ko mu ngi tudd officer Mark Escarcega. officier bi mu ñëwee dafa wax exactement man li ma wax exactement li nga xamante ne moom la infirmier témoin bi wax waaye ci saasi rek mu dugg ci détail yëpp nee na dafa jékki-jékki dégg bouton bi ñu bës ko bi ñu bësee bouton bi moom mu daw ñëw dégg ma man ma ne I get poked I am assaulted mooy maanaam on m'a attaqué ba pare te jam nañu ma. moom nee na dégg na loolu mu daal di ñëw nag prisonnier bi na ko man defuma dara nee na mu jàpp ko ne ko tourneel mu tourné mu mënate ko daal di après yeneen officiers yi ñëw mu ne leen nañ ko yóbbu ci benn holding tank mooy benn genre weñ la boo xamante ne day taxaw dañuy ubbi buntu bi rek dugal la ci biir mu ne foofu lañ ko yóbbu pour que ñu mën a def ay investigation ak yu demee noonu. nee na après moom ci la gis ne dans 5 minutes rek jël nañ ma rek yóbbu ma pour ma dem faju ji quoi mu wax loolu. xam nga ni loolu leer na parce que moom moo nekkoon ci biti ak prisonniers yi man maa nekk ci biir ak ki nga xamante ne moom moo di infirmier bi. léegi bi cour bi jëlee recess mooy pause bi tribunal bi jëlee pause ay pause quelques minutes yooyu ñun gis nañu ko moom ak investigateur bi Kevin Oden ak procureur bi Blenhope ñu dugg ci conférence room yooyu nga xamante ne mooy salle de conférence yi nekk ci tribunal bi booy dugg ñu dugg foofu ñun génn nañ ci biti ñi dem ci toilette yi def li ñuy def mais ñoom foofu ñu nekk génn ñu fa ba ñu woote waat bi ñu woote waatee dañoo dugg rek moom Mark Escarcega mu ne juge bi dafa bëgg a changer version fait yi waa lii naka la mën a nekkee un officier de justice koo xamante ne dañ lay yóbbu ci biir pénitencier nga war a doxal yoon nga ñëw ne da ngay changer sa version nañu ko déglu mu weddi boppam complètement weddi lépp ba mu set weddi ko. li ci garaaw mooy juge bu baax juge bu jub du sax baax juge bu jub loolu doo ko nangul officier parce que mën nga ko nangul sax nit normal mais officier de justice bu taxaw waat nga ñëw mu ñëwaat
en moins de 30 minutes mu ñëw dellu si ne day changer version bi kooku xam nga ne am na lu xew. corruption dugg na, intimidation dugg na, njublang dugg na, bëgg a fen dugg na. mais li ci garaaw mooy juge bi autorisé ko mu changer version yi. lii la juge bi def muy ñaar. ñu continuer trial bi tamit ba ci benn moment boo xamante ne day am toujours chaque fois juge bi ak procureur bi ak ki nga xamante ne mooy défense mooy sama avocat des fois du ñu juboo. day am ay information yooyu duñ ko bëgg a wax ci kanamu jury bi, dañuy jug daal di dem ci ginnaaw. moom la ñuy wax sidebar lañ koy wax. bi ñu demee foofu noonu saa yu ñu génnee dem rek investigateur bi mooy toog fee, man ma toog fii. man sama njaboot a ngi, sama jabar a ngi toog ak sama ñaari doom. des fois bu loolu xewee man damay bëgg a gestu di wax ak sama famille pour wax leen ñu relax, pour wax leen ñu parce que ñoom ñëpp dañoo tension quoi, tiit jaaxle ndeysaan. ma ne bu ma tourné pour wax leen dara bailiff mooy maanaam policier bi ñuy dugal ci biir tribunal bi daf may wax ne boo waxatee ak sa njaboot dama leen di génn ci biti. te ñun jox nañu instruction nañu bu ñu wax ak jury bi, amuñu droit wax ak jury bi. mais saa yu juge bi ak procureur bi ak sama défense génnee, moom policier bi day bàyyi investigateur Kevin Orden, fàttali ko leen ko bu baax de, mooy ki ñëwoon di ma jiiñ loolu. moom la waa California Department of Correction and Rehabilitation Office of Internal Affairs moom la ñu yónni mu yore cas bi pour takkal ma carrément, pour indil ma ay problème. moom mooy ñëw di def maanaam di entertain jury bi. day indi benn wax reetaan am, day indi benn wax mu def si ay comment di wax, ñoom ñuy communiquer seen biir. te man su ma tourné bëgg a wax ak sama njaboot ñu tere ma ko. te man bëgguma woon sama njaboot génn, dama bëggoon ñu nekk foofu. parce que tamit li taxoon ma bëggoon sama njaboot nekk foofu mooy mënoon nañ ma fa def dara daal ne ñoom dañoo dem, man may jug di song kenn, xam nga, ñu dóor ma gaañ ma bëggoon sama njaboot toog ma noppi nangatuma wax ak ñoom. waaye waa ji moom daf koy def, te def na ko lu mat ñetti yoon. ci la sunu avocat ñëwee ñu wax ko nag ne ko kii lii ak lii ak lii ak lii lay def. sama avocat def benn motion for a new trial mu introduire ko. parce que après bi trial bi jeexee ak injustice yi nu ma def yépp ci biir jugement bi, ñoo mujj gagné cas bi. ñu ne man dama falsifié, dama fen, li ma wax yépp amul, li sama xarit bi wax yépp amul, officier bi li mu njëkkoon nettali tamit amul, li mu nettali wat après moo am. maanaam ñu daan ma. sama avocat introduire motion for a new trial jox ko même juge bi. moom juge Timothy Hollenhorst mu rejeté loolu yépp, rejeté ko. nee na même bu fekkee ne Kevin Orden ak Robert Powell muy bailiff bi ñu ngi doon waxtaan ak jury bi, di waxtaan ak ñoom di foo di ree, te ñooñu bind nañ ay statement. am na benn lettre ñoom bu ñu bind boo xamante ne day ware ne ñoom effectivement ñu ngi doon communiquer ak jury bi, waaye waxuñu woon ak cas bi. xam nga loolu doy na waar, parce que dafa am loo xamante ne moom la ñuy wax over familiarity. mooy nit mën nga ko sax bañ a xam, waaye bu fekkee ne day wax lu la neex, di la reetaan loo, di la miin, da ngay dem ba yow ci wàllu bopp da ngay mel ni maanaam xamante ngeen, yàgg na ngeen xamante. donc boo waree def jugement boobu mën naa doon benn jugement bu tegu ci yoon. te loolu la ñu xam ne moo xew ci cas bii nii. ndax sama avocat dafa laaj ne nañu ko jox jury bi maanaam ñu jox ko seeni tur ak seeni adresse, mu seeti leen comme ça mu xam lan la Kevin Orden doon wax ak ñoom. juge bi bañ, nee na du joxe turu kenn, te même bu fekkee ne ñoom ñu ngi doon wax ak ñooñu waxuñu cas bi. donc mu rejeté lépp. ci la ñu defee tamit recherche nag, parce que dëkk bi kenn dofatu fi nag, parce que wax dëgg yàlla nekkuñu ay illettré. ci la ñu defee ay recherche ci juge Timothy John Hollenhorst, te yéen mën ngeen ko defal seen bopp. bi ñu ko defee ci la ñu gis ne moom juge bi ak procureur bi, ils ont travaillé ensemble pendant 14 ans ci Riverside District Attorney. pendant 14 ans moom boobu nekkagul juge, parce que bi mu nekkee juge ak bi mu yore cas bi matul sax 1 an. donc li 14 ans yi ko jiitu yëpp moom ak Glenn Hopp ñoo doon liggéeyandoo ci Riverside District Attorney pendant 14 ans. donc
am na foofu rapport boo xam ne am nañ ko te tax na ñun ñu xalaat ne xëy na loolu moo taxoon man mu xañ ma bañ a utiliser maanaam violation yi nga xam ne prisonnier bi te prisonnier buy servir vie en prison amul dara lu muy perte mu rey la ak mu gaañ la moo yem ci moom. waaye comme que nanguwuñ maa autorisé man ma utiliser son passé criminel daf doon wane ne xëy na moom li mu doon def mooy jàppale kii nga xamante ne moo doon son ex collègue. waaw loolu la ñu jàpp sama avocat jàpp ne comme que moom def na erreur yi yëpp bu ñu utiliser erreur bi ñu yóbbu affaire bi naka lañ koy woowee ñu yóbbu ko cour d'appel juge bu jub bu ko gis rek maanaam dina jël cas bi sànni ko jox ñu ndam li ci la ñu décidé def appel bañ a def benn coow ndax lii yëpp mënoon naa def coow ci jamono jooju waaye boobu amoon nañu espoir ne Amérique dëkku yoon la. bi ñu demee cour d'appel nag ci lañu file pour appel toog nañu daanaka lu mat at ak genn wàll ñu ñuy doog a woo pour mu def li ñuy wax oral argument. gars yi bi oral argument ci demee sama avocat dem 15 minutes la ñu ko may 15 minutes pour mu exposer son cas maanaam pour mu wone injustice yi am 15 minutes la ñu ko may ne ko moom looy wax te sax demuñu physiquement tribunal. vidéo conférence la ñu ko defee ne ko 15 minutes nga am sama avocat daanaka mënul woon wax dara ci yeneen cas yépp ci lenn rek la mënoon wax muy communication avec le jury ci loolu la appesantiru parce que loolu ci mbirum jugement c'est non kenn du ko nangu mooy maanaam dañ lay jox instruction ne leen bu kenn wax ak jury bi bu leen wax ak jury bi en aucun moment. léegi nag waa ji moom ñëw moom di throw jokes maanaam di indi ay wax yuy reetaanloo di def ay commentaires ak leneen loo xamante ne daal du yoon. bi sama avocat defee oral argument bi mooy une argumentation orale ci vidéo conférence bi en 15 minutes le 3 mars la ko def. le 8 mars juge bi nga xamante ne moom moo bind opinion am ci mbir mi rejeté ko nee na Timothy John Hollenhorst deful benn erreur amul benn erreur judiciaire amul benn mistake maanaam li mu doxal yooyu yëpp noonu la. kooku moo tudd Art McKinster ma bëgg ngeen jàpp tur bi ndax kooku mu ngi nekk associé justice ci cour d'appel division 2 mooy division 2. ci la nag la ñu gisee lool nag nee nag mbir mi nag taq na suuf ñu def tamit ay recherche bi ñu defee ay recherche ci la ñu gis ne moom Art McKinster juge boobu moom ak papay Timothy John Hollenhorst ñoo doon liggéeyandoo ci cour d'appel boobu pendant 27 ans ci même cour d'appel bi ci même division bi moom la ñu jox sama cas en 5 jours mu rejeté ko ndax papay juge bi mu ngi tudd Thomas Hollenhorst boo ko xoolee ci moom même division bi la doon liggéeyee ak Art McKinster pendant 27 ans moom la ñu jox cas bi. donc mu xalaat loo ñu ne mbir mi am na conflit d'intérêt ndax cas bi fu mu toll nii nekkatul sax entre man ak California Department of Correction parce que c'est compréhensible que sama liggéeykaay pour bañ ñu fay ma xaalis pour bañ a génne xaalis pour bañ a jël responsabilité am mën na ma jiiñ lu ko neex waaye bu ñu demee ba nga xamante ne juge bi war a jël yoon moom la ñu ko jox moom ki may prosécuté moom ñaar liggéey nañu 14 ans ba pare moom papaam fi ma waree defee appel xaritu papaam bu liggéey ak moom pendant 27 ans moom mooy gérer sama cas nag léegi nag mbir mi doy na waar. lii moo waral ñu yaakaar ne mbir mi am na conflit d'intérêt mbir mi am na maanaam mauvaise conduite de la part du juge am na am na partialité nekkul woon jugement bu impartial lii moo waral ñu dugal motion bi pour que Amérique yëpp xam ko parce que Amérique nag dëkku justice la dëkku yoon la te man ragaluma ndax man su ma defoon lii du ma nangu mu jëm kaw de su doon maa ko def du ma nangu mu jëm kaw waaye dama xam ne defuma dara te ma xam ne ni ñu doon def sama xarit yi ma doon jàngandool mu am ay liggéey yoo xamante ne ñoom nanguwuñu def application bi
ndax li ñu leen mës a jiiñ bi ñu nekkee jeune wala li ñu leen dugal te fii noir boo gis demal nga seet statistique yi daanaka juróomi nit ñu ñuul ñoo gis ñaar ñi am nañu maanaam ci seeni këyit ay misdemeanor ay crime yoo xamante ne dañ leen ko jiiñ te système bi moom moo leen ko def te man nag du ma nangu bokk ci ñooñu du ma ko nangu parce que su ma amoon chance am ay moyens kon tey ji man sama wàllu bopp avocat laay nekk ndax ñoo bokk science politique bi ñu jàng te même ambition yi nekk avocat moom laa amoon donc du ma ko nangu te sama morom la juge bi kat xale bu ndaw la sama morom la léegi nag li xew mooy damay bañ sama mbokk yi bu ñu gisee pétition bi ñu defe ne dama nekk ci danger bu grave dëgg la nekk naa ci danger parce que maa ngi xeex loo xamante ne ñu bëri duñ ko nangoo xeex waaye man jaral na ma sama bakkan bi parce que amuñu lu dul suñu rêve amuñu lu dul suñu honneur te nag di bàyyi ay xale yu tuuti di la ciibee ndax ci ay position yu ñu occupé xam ne dëkk bi mbirum racisme bi ñi nga xamante ne ay raciste lañu yenn position rek la ñuy wut ma bëgg ko expliquer dinaa revenir tamit ci ay à partir de maintenant lépp loo xamante ne du yoon dinaa ci dugal sama làmmiñ ñi nga xamante ne ay raciste lañ te moom moo leen di may doole ñuy dóor ku leen neex te kenn du wax mooy dañuy dem nekk policier wala ñu nekk avocat pour nekk district attorney mooy nekk ay procureur nga xam ne ku leen neex la ñuy prosécuter wala ñu nekk juge te li lay wan ne Amérique am nañu problème mooy Amérique secteur boo xool dafay dox secteur yépp ay dox Amérique boo bëggee rêver boo ñëwee fii ngay jommee mais benn secteur moo doxul mooy secteur judiciaire bi ndax li tax may wax loolu mooy soo xoolee prison yi man prison laa doon liggéeyee 12 ans te am na yu bëri yu ma ci xam boo xoolee prison yëpp 80% prisonniers yi fa nekk ay noir la ñuy nekk wala ñu doon ay hispanique mooy maanaam daal du ñu doon ay tubaab léegi naka la ñuy nekkee réew moo xamante ne noir yi matuñu 20% te boo demee ci prison yi ñoom ñooy nekk jusqu'à 80% des prisonniers xam nga kon loolu du yoon est-ce que cela veut dire que ni nit ñu ñuul ñëpp kon ay wuyu lañu moo tax ñuy feesal prison yi wala système judiciaire bi moo am problème ay raciste yoo xamante ne ay raciste procureur yoo xamante ne seen target numéro 1 mooy target nit ñu ñuul ñi pour persécuter leen wala ay policiers yoo xamante ne seen focus yëpp mooy ci nit ñu ñuul la ñuy focus pour yóbbu leen parce que boo jàppee nit ku ñuul yóbbu ko rek moom am na 80% pour ñu topp ko yóbbu ko kaso wala juge yi ci seen bopp du ñu àtte yoon lii rek moo mën a doon parce que nit ñu ñuul ñi ñu am yëpp ñëpp mënuñoo doon ay wëyu nag sëñ bi ñëpp mënuñoo doon ay saay-saay ñëpp mënuñoo doon ay criminel te Amérique problème boobu la am te man à partir de ce moment loolu laa fas yéene def muy sama xeex mooy li xew ci réew mi ñu koy def nit ñu ñuul ñi li xew ci réew mi ñu koy def ñi nga xamante ne duñu ay tubaab man jabaru tubaab laa yore je n'ai rien contre les tubaab samay doom ay 50-50 lañu waaye yàgg naa ak ñoom pour xam lu bari waaw mbir mi mooy soit système bi dafa am maanaam dafa bias mooy maanaam dafay focus ci nit ñu ñuul ñi prosecuteurs yi policiers yi ak juges yi dañoo focus ci di wane yoon duñ ko wane fenn lu dul ci nit ñu ñuul ñi wala nit ñu ñuul ñi ñoom ñëpp ñoo bon ñu nangu ne ñun ay nit ñu bon lañu bon ñu nangu ko loolu mooy mën a nekk waaye mënul nekk ne maanaam ñun lu bon rek la ñuy yëngatu man 2 fukki at a ngi nii 2 fukki at yu manqué juróom benn weer may dëkk fii ci biir Amérique xalaatuma fàttalikuma foo xamante ne policier jox na ma sax xoolal contravention pour dawal nga def ay infraction ñu koy wax trafic ticket te man bi ñu demee sama cas dañu koo xool kat ñu ne ma yow gisuñu sax nga am trafic ticket ci Riverside County bii nga dëkk fi 20 ans di dawal oto di dem ak a ñëw di dugg fu nekk aw ma fi benn problème macha allah ñu xëy suba ay saay-saay dajaloo xamante seeni biir ñàkk liggéeyandoo parce que benn gouvernement moo bañ a benn agence gouvernementale moo bañ a jël responsabilité am ci gaañ bu ñu ma gaañ ci prison attaqué ma gaañ ma ñu faj ma ba ma wér gis ne amuma feebar su ma ko amoon xam naa ne kon du ñu yegg fii waaye mooy mbir mi mooy nit ku ñuul warul am dara ci réew mi
moo tax ñu song sama crédibilité bëgg a yàq sama der te jël ay articles yoo xam ne c'est commandé génn seen version bopp def ko ci ay sites yoo xamante ne sites yooyu yëpp bu ngeen ko seetee ñoom ñoo bokk lu ñu bokk mooy mbirum assurance la ñu doon ak ñoom dañoo jege maanaam côté nguur gi ñoo bind kaa bi ni mu leen ka neexee daal di éviter royalement éléments yi nga xamante ne moom la ñu am muy yii ci prisonnier bi yii ci juge bi papaam fu mu doon liggéeyee ak ki yore kaa bi ak moom fu mu doon liggéeyee ci district ñu jël yooyu yëpp sànni ko fële di wax ne comme si Njawar Diop benn waaju bon la joo xamante ne day sàcc day fraude day créer nu muy amee xaalis te yow nga koy fay xaalis bu weex tàll te saa yu bëggoon loolu doublé mën na ko am ndax chaque jour bu bëggee ñibbi nga ne ko doo ñibbi da ngay liggéeyaat 8 heures par force te loolu yëpp da nga ko koy fay loolu ban sens la am. léegi nag loolu laay woo sénégalais yi vraiment xëy na am na ñoo xamante ne gis nañ ko sax ragal ndax ñun nit ñu ñuul dañoo am problème suñu mbokk bu amee problème dañ koy juger d'abord. may ñaan ñëpp rek nañu déglu li ma wax ñoom it ñu def seen recherche waaye nañu ma signer pétition bi parce que sama cas bi ñu ngi koy yóbbu cour suprême bu Californie ñu ngi koy yóbbu cour suprême waaye dañoo bëgg Amérique bi yëpp xam ko képp koo xamante ne gis nga pétition bi signer ko te nga partager ko sa morom mu signer ko mais aussi na nga ko partager ak américain boo leen xamee. ndax man ñi ma jàngandoo yëpp fii ci université bi fii laa jàngee man fii laa gradué University of California Riverside man fii laa jàngee collège Riverside Community College man fii laa nekkee infirmier di liggéey pour California Institution for Men man fii laa dëkk ci réew mi te kenn xamewu ma fi caaxaan kenn xame fu amul kenn ku la mën a seedeel lu ñaaw loo xamante ne maa ngi koy jëf man fii ci réew mi amul saay-saay yi nag la ñu bëgg a wane dañu mooy bëgg a wane saay-saay yi ndax saa yu ñu jàppee nit ku ñuul jiñ ko dara dañ koy wilipande ci seeni site internet yi dañ koy tiital dañ koy yóbbu probation ñu koy contrôler dañ koy topp maanaam dañu lay naka lañ koy waxee dañu lay defal ay contravention yu cher bu ko defee yow li ngay xalaat mooy fay ko ba nga xamante ne yow doo mën a xeex man nag am ak ñàkk laa yemale parce que judduwuma ci alal sunu borom moo ma dimbale lépp lu ma am dama ko ñafe dama ko liggéey dama ko ñàq jëlewuma ko ci corruption jëlewuma ko ci wor jëlewuma ko ci sàcc ñoom ñi nga xamante ne ñooy sàcc di fen tey complot ñooñu nag la ñu bëgg a wane moo tax mu bëgg ñu signer pétition bi te à partir de ce moment képp koo xamante ne da nga am problème ci Amérique ci justice dañu war a jóg il faut que ñu créer suñu kiiwu bopp di ko xeex te ci loolu laa fas yéene jublu léegi man incha allah ndax yeneen yi ngay dégg lépp ñuy wax ay Black Lives Matter ak yooyu yëpp dañuy bàyyi ba nit ku ñuul ñu rey ko waaye ñi nga xamante ne dañuy rey seeni rêve ñoo ëpp boo demee tribunaux yi fu mu toll nii boo demee tribunaux yi nekk ci réew mi fii nii kaa yu boo jëlee kaa boo gis rek xoolal jàppal ne li ëpp ci kaa yi nga xam ne mbirum crime la ak mbirum yu garaaw yoo xam ne dafa laaj ay tëj kaso ak dem prison nit ku 80% yi nit ku ñuul lay doon. soo demee report benn tubaab boo xam ne dafa def dara bu yeggee district attorney bu ñu ko xoolee muy tubaab rek ñu ignoré ko bu dee nit ku ñuul dañuy sawar parce que foofu la ñuy wanee ni ñu ngi liggéey te loolu nag du yoon avocat yu bëri xam nañu ko du yoon waaye. il faut que ñu xeex ko daal lii daal maa ngi ñaan ñëpp nañu signer sama pétition bi vidéo bi nag li ko waral rek moo doon leeral communiquer ak mbokku sénégalais yi leeral leen mbir mi bu ko defee ñoom seen wàllu bopp ñu xam ne su dalee keneen rende boo moytul dina la dal wala mu dal say doom ndax ñun ñëpp ay nit ñu ñuul lañu te dinaa def vidéo en anglais pour nos compatriotes africains yi fi dëkk dafa jot nit ñu ñuul ñi booloo nekk benn di dem tamit nag di doon ay jury parce que tubaab yi xam nañu ne 80% cas yi ñu leen di woo pour ñu nekk jury ay nit ku ñuul la ñuy jugé moo tax racistes yi dañuy sawar a dem pour daaneel beneen nit ku ñuul ndax ñu ubbi benn poste boo xamante ne tubaab moo koy occupé ñoom dañ ciy sawar waaye ñun buñ ñu woowee jury du ñu bëgg a dem parce que dañuy xalaat ne dañu war a liggéey kenn duñu fay parce que dañ koy woowee jury duty mooy maanaam da nga war a dem pour juger say moroom
ñun nit ñu ñuul ñi sawaruñ ci loolu te loolu xam nañu ko ci loolu nag dinañ ci liggéey pour que nit ñi parce que fu mu toll nii daal lii ma dal day bëgguma mu dal sama doom te bëgguma mu dal doomu keneen te comme que ay nit ñu ñuul lañu y a une probabilité pour mu bu la dalul yow dina dal sa doom ndax suñu doom yi dañuy rêver de ñun lépp lu ñu liggéey suñu doom yi bëgg nañ ñu raw te gars yi bëgguñu suñu doom yi yegg ñoom fi ñu nekk ci organe de décision yi. may baalu ak ñëpp ci guddaayu vidéo bi mais je voulais maanaam ma boole lépp daal ba nga xam ne ku ko seetaan di nga comprendre cas bi may def pétition bi lan moo ko tax a jóg. di ñaan ñëpp sénégalais yi surtout sénégalais yi dëkk Amérique surtout sénégalais yi dëkk fii ci Californie ñoom ñëpp ñu signé pétition bi te partagé ko pour que ñu am man daal bëgg naa am au moins 1000 yu ko signé 1000 bëgg naa ko. su ko ëppee nag ñu sant yàlla may ñaan ñëpp nañu ci jàpp te partagé ko ci américains yi ci communauté américains yi. bu ko defee ñoom seen wàllu bopp ñu gis ko mais bu kenn jaaxle nañu ma ñaanal soxla naa ay ñaan aussi soxla naa ay ñaan bu baax a baax ndax lii sax moo tax ma arrêté woon émission yi ndax buñ la jiiñee dara di la fexe doo ànd sax ak sa xel pour tal di def leneen moo taxoon ma arrêté émission yi lii rek moo waraloon ma arrêté sama émission yi mais je vais revenir avec dans les émissions di ci traiter même sujet yi nga xamante ne mooy xew Amérique parce que Amérique day jóg chaque fois di juger yeneen dëkk yi alors que ñoom ñu ngi def lu ne weñ ci seeni dëkk jëmale ko ci ay minorité muy nit ñu ñuul ñi ak ñi nga xamante ne duñu ay tubaab di leen jéggalu di leen baalu ak leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot jërë ngeen jëf salaamaaleykum